mu mel ni lu mel. te waaw xam nga en réalité Sénégal suñ ma mënoon andil carte inondation yi sax carte ville yi gën a exposé au risque d'inondation gis nga Sénégal presque. bii la dafa waaw Sénégal altitude bu basse la am presque. dëkk yëpp presque dañu nekk ay dëkk yoo xam ne dañu nekk ay dëkk yu xaw a jege ndox. parce que xam nga bu njëkk ba nit ñi suñu doon defar dëkk dañu wut fu ndox nekk. teen ñu bëri dañ doon wut fu ndox nekk xam nga bu njëkk ba bu yàgg ba gas teen nekkul woon lu yomb. waaw ñi doon gas ay teen bu njëkk ba sax ay buur la ñu woonee tout ça. léegi nag soo gisee dëkk bi nu mu demee nii. moo lay wan ne presque dëkku Sénégal yëpp dañu nekk ci ay yoonu ndox ay xur ay foo xam ne dafa kii nii. moo tax nag dëkk yi soo gisee Touba mu ngi nii. am na ay kii tey dëkk yu bëri aussi dañu tegu ci ay napp yoo xam ne soriwuñ. Touba moom nu mu def maanaam dëkk bu suufee la xur la wala. tur la waaw dëkk yu bëri dëkk yu Sénégal yëpp presque soo xoolee carte bi dëkk yëpp presque dañu suufee. léegi nag Dakar moom dafa nekk ci biir ndox parce que Dakar presqu'île la ndox moo ko wër altitude bi dafa basse Charles bi mu ñëwee keroog ñu doon def simulation on a vu que ne moyenne altitude bi c'est inférieur à 20 mètres en fait te loolu. voilà loolu il faut moyens yu bari pour def de telle sorte que inondation dootu fa amati. maintenant nag Sénégal def na ay effort yu bari ci affaire inondation le fait que xam lii nii le fait que ñu am outils yi ñu war a am yëpp pour gérer affaire inondation yi gérer de façon globale yeneen yëpp c'est parce que ñaa def ay effort depuis 2012 ba léegi nii li ñu def ci wàllu aménagement du territoire amul benn pays africain bu ko def. am ngeen tamit lu ngeen di tuddee visa de localisation. waaw léegi visa boobu noonu maa ngi wax nañ ma ko andil xam nga dañu constaté ne Sénégalais yu bëri dañu dem dëkk ci li ñuy wax les zones à risque zone à risque yi mooy zone à risque d'inondation zone à risque technologique si ñeneen ñi dem jël ay projet état dem defar fa ay kër et tout ça ñu ne léegi suñu defaree un visa de localisation dinañu permettre nga xam ne dootuñu bàyyeeti nit mu dëkk ci zone inondable non constructible état aussi tamit su waree defar un projet d'autoroute ou route nit dootu fa dem dëkk fa du jaaree ci ay délits d'initié pour dëkk fa ñu koy fay ay impenses après xam nga impenses yi état bi di fay à chaque fois dafay bëri dafay cher léegi nag ñu ne woon suñu amee benn visa nga xam ne ku bëgg a défricher il faut nga am visa ku bëgg lotir il faut nga am visa ku bëgg intervenir au niveau de l'espace il faut nga am visa te visa boobu nag soo ñëwee laaj benn terrain ak loo ko munti di bëgg a defee da ngay am coordonnées géographiques yi visa bi fi nga soxla. les coordonnées géographiques yooyu ñun dañ ko dugal ci application parce que defar nañ application yu bëri yoo xam ne bii dañ ko jël ñu dugal ko boole ak plan national ossature plan bi. léegi visa bi su ñu jëlee dugal coordonnées géographiques yi dañuy wax exactement fan la terrain boobu nekk. dinañ ko bàyyi ci application téléphone ñu yëpp de ce fait ku bëgg a jënd ci terrain yow yaay dem tapeel sa bopp say coordonnées nga xam fan la sa terrain nekk. fekkee terrain bi dafa nekk ci suuf dafa suufee wala comme par exemple terrain bii nii dafa nekk à cheval ci kaw projet d'autoroute boo xam ne Dakar Saint-Louis la lii tey suñ ko jëloon par exemple ñu nangu nit bi mu am fi terrain lan lay jur mooy que état bi heure bu jógee di defar autoroute bi dañ leen di yëkkati dañ leen di indemniser xaalis bi day bëri fekkee terrain bi aussi dafa nekk ci zone inondable non constructible ci zone à risque foofu tamit su fa nekkee su ñëwee ay inondation lay andi ay risque ak yooyu noonu yëpp moo tax yëpp dañ ko préparer par exemple defar ko wala su ma la laajoon ni la dama bëgg a jënd benn terrain 400 mètres carrés bu nekk Saare Bijji waaw di nga ma mën a wax ni ma exactement léegi ñu dugal coordonnées yi wax la ne fii day taa wala du taa wala am na borom waaw
wala man ngeen. non pour wax la am fekkee am na borom moom ñu mënuñ la ko wax. parce que looloo tax nag ma bëggoon a laaj ba xam yéen da ngeen di liggéey ak waa domaine. ak waa cadastre ak waa urbanisme. ñëpp la ñuy liggéeyal ñëpp la ñuy liggéeyal. ñëpp la ñuy liggéeyal mais yeggaguñu. loolu ay rek laal ñu xam kan moo ay loolu tamit beneen travail la si suuf. boo xam ne xam nga dama koy wax nag parce que man nekkuma nit bu ragal lu am dama koy wax. suñu dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne cloisonnement day fara am day am des fois un peu soo leen bokkul benn ministère wala bokkul leen yenn kii mën na am difficulté parfois pour yenn données yi mo Sénégalais moom des fois da ngay soxla benn donnée bu ndaw boo xam ne yow da nga ko bëgg a aider sax mais pour nga jot si mu nekk ay difficulté mais ñun lu ñu bëgg fa la ñuy jëm parce que lii yëpp dafa ànd ak li ñu naan l'observatoire national des territoires l'observatoire national des territoires yooyu décret bi mu si loi bi la bokk décret bi mu génnee yàggul liñ si bëgg mooy que suufu Sénégal bi yëpp ñu xam fu nekk lu mu toogee ak lan la de ce fait nit dootul tabaxati si zone à risque nit dootul jël këru jàmbur nit dootul comme par exemple nga ne parti bii kat amuñu weñ. mais zone à risque par exemple. waaw ma yeggali. comme ñu ne parti bii nii amuñu weñ amuñu fer. mais da ngay dem jëli ji weñu Kédougou beeg feeru Kédougou bi ñëw pour defar benn usine si parti boo xam ne amul kii nii ñu ne yooyu yëpp léegi na dàkk ku bëgg a defar usine boo xam ne affaire weñ lay def na dem ba Kédougou ku bëgg a def usine si affaire ay ceeb ak tout ça wala ay pomme de terre na nga dem fi ñu koy bayee. mu ngi nii mooy carte wu grandes affectations yi. aussi tamit il faut que nit ñi mën ko respecter bu baax a baax. plan bii nii plan bu c'est un